Asalaamaaleykum chers amis internautes yi ñuy seetaan à travers suñu site internet bii di Saloum Actu amaan nañu mbégte ak bànneex tey ñëw teewal leen fii nga xamante ne moom mooy kër benn opérateur économique nekk fi diwaanu Saloum diwaanu Kaolack nangaan di fi def différence macha allah muy kan Cheikh Talla Diouf ginnaaw bi ñu leen nuyoo safoo leen damoo leen jox leen seen wàccuwaay moom itamit dañ koy tàllal suñu micro mu daal di nuyu ñi nga xamante ne ñooy ami internautes yi ñuy seetaan à travers la Saloum Actu. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di rafetlu seen teewaay tey fii nii ci kër gi di fas ku yéene lépp loo nga xamante ni que laaj ngeen ñu ko ñu tontu ko comme ni ngeen ko bëggee. Aïcha suñu première question bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a xam nga leeralal ko gars yi moom mooy kan mooy ki nga xamante ne moom mooy sa jëmm ji toog naissance am ba fii mu féetee ak fi mu toll nii. waaw man maa ngi tudd Cheikh Talla Diouf maa ngi juddoo Kaolack ngaan nekk nit bu nga xamante ni que bi ma waree jàng demoon naa Touba jàngi jaar naa fu bëree bëri jàng génn naa tamit dem jàngi nekk naa tamit nit boo xamante ni Kaolack laa juddoo fii laa yaroo te tamit Kaolack rek moo ma ñor képp koo xamante ni que gis na ma même média nu mu demee nii. Kaolack moo ko waral waaw nekk tamit doomu Kaolack boo xamante ni doomu Kaolack bu féer ci Kaolack laa waaw nekk tamit nit boo xamante ni que tamit doomu Kaolack yi rek ñoom ñoo ma ñor ba tax na maa ngi nekk tamit nit boo xamante ni tamit opérateur économique laa te képp koo xamante ni que tamit doomu Kaolack nga xam nga ma ci loolu maa ngi nekk tamit nit boo xamante ni lépp loo xamante ni que tamit social la. maa ngi koy def ci diwaanu Kaolack ak feneen tamit fudul Kaolack foofu daal fa laa nekkaale pour l'instant waaw. ay ca Cheikh Talla deuxième question bi ñu lay laaj mooy gis nañu affinité bi nga am ak jeunesse su Kaolack loolu tamit ñu bëgg a xam jeunesse yi naka nga def ba mun a collaborer ak ñoom parce que bi ñu ñëwee ci kër gi macha allah fekk nañ fi ay jeunes cela veut dire que am ngeen benn link am ngeen affinité bu nekk seen diggante loolu tamit bëgg naa nga leeral ko bokk internet yi ñuy seetaan. waaw jeunes yi ngay gis fii nii yëpp moom ay jeunes lañ comme man dama xëy am ci lu ma nekk ñoom it dañuy xëy am ci lu ñu nekk ñi nga gis fii yëpp ñu toog yëpp am nañ ay liggéey am na ci ñoo xamante ni sax heure bii nii waroon na leen fekk ñu nekk ci seen ay activité bopp mais tey dañ fi amoon réunion nga ñëw fekkante waale fi ak ñoom it li ma dal ci Kaolack rek ñoom it moo leen dal ci Kaolack parce que Kaolack lañ bëgg man Kaolack laa bëgg ñu dem ba xam ko. ñu ànd ak man it ma ànd ak ñoom ñu doxal Kaolack ba bañ na ko ba nga xamante ni ñun suñu association bi mu ngi tudd association poto bi ànd taxaw Kaolack j'espère ñun Kaolack rek moo ñu ñor ñoom ay jeunes lañ ñi ngay gis fii ñëpp mën nga leen gis nii mais ku ci nekk am na ay activités yoo xamante ni 8h ci suba ba 8h ci ngoon ci loolu lay nekk waaw. bi nga ne association bi mi ngi tudd poto bi jeunes yi ñëw fi comme genre réunion kon yow tamit bëggoon nañoo xam ASC poto bi yow sa jëmm ji lan la ci. waaw sama jëmm ji man maa nekk président bi ñoom ñoo ma xool ba ma doy leen ñu jël ma fal ma ko man nag aw ma ci dara lu ma ciy décider loo xamante ni man maay tëb rek décider ko non lépp lu mu ci mënta doon tamit dama ciy waxtaan ak ñoom ba déggoo ci ak ñoom. ma doog ci décider lépp loo xamante ni tamit ay intention sérieux la yoo xamante ni dama ko am dama ci waxtaan ak ñoom ba convaincre leen ci bañ nangu ko ma ànd ci ak ñoom doxal ko ñoom daal ñun ñii même génération kenn mageewu fi sa moroom dara mais nag sama xalaat ak sama activité doy na leen gis nañ tamit ni ma mel ci Kaolack loolu moo tax ñu jël ma jiital ma mais avant man ñoom fekkoon naa leen ñoom ñuy doxal fekkoon naa leen ñu nekkoon ci seen ay activité bopp te tamit ay jàmbaar lañ. donte na samit ay jeunes lañ mais ay jàmbaar lañ waaw. Cheikh Talla ñu gis tamit ne boo génnee jeunes yi yaa ngi ci wàllum artistes yi yaa ngi jàppale gars yi surtout musiciens Kaolack nangaan yi nga xamante ne amuñu fond amuñu doole ku ci nekk rek boo demee ci soirée yaa ngi gis ni ngi leen taxawoo jàppale leen ñoom itamit ci seen côté ana yan affinité ñoom itam nga am ak ñoom. waaye mooy comme li ma wax léegi nii rek xam nga ñoom ay doomu Kaolack lañ. te man doomu Kaolack laa j'espère nit bu fekkee ne da ngay wax ne Kaolack rek moo ma ñor ay doomu Kaolack nekk fii di góorgóorlu ci yenn affaire nga mën leen teg loxo moo xam mu tuuti moo xam mu bari au moins que war nga ko war a mën a def
ñooñu boo leen waxee ne leen Kaolack rek moo ma ñor dinañ ko gëm parce que wan nga leen ko man awma sax habitude di dem ci yenn affaire yi mais Kaolack moom lépp luñ ma oo rek dama leen ci uyu parce que wax bi nga xamante ni que moom laay wax nekkul ci sama làmmiñ bi rek la yem dafa egg ci sama xol bi man Kaolack laa bëgg te Kaolack moo ma intéressé amul nag loo xamante ni que nit daf ma koy wan mu jaaxal ma wala lii wala laa non non mais nag am naa benn nattu te xam naa ne mu ngi ci sama xol mooy man Kaolack rek laa bëgg. kon nag yéen a ko déggandoo suñu xarit bi ñu seet si tey nee na moom Kaolack ko ñor ba tax na lépp lu waa Kaolack dugal seen loxo rek mi ngi ci biir ba tax na leneen liñ koy posé moom mooy cas social bi parce que gis nañ ne mi ngi jàppale ñu bëri macha allah ñu bëgg a xam moom si jëmmi boppam ndax dafa am ku nekk si ginnaawam di ko puus wala dafay dem ci doolee boppam. waaw alhamdulilah côté boobu moom sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax depuis ñu nekk fi ay at. mësuñu jël xaalisu kenn dimbale ko kenn lépp lu ñuy jël tamit suñuy moyen ni bopp la waaw lépp loo xamante ni que tamit mës nañ ko jël def ko ci social te Kaolack tamit bariwul koo xamante ni que doomu Kaolack nekk nga fi ñeme nga taxaw wax ne mësuñ la dimbale wala amul ku la jege koo xam ne dimbale nañ ko mais nag mësuñu jël xaalisu kenn dimbale leen ko suñuy moyen ni bopp la ñuy dimbalante ak jaamu yàlla yi moo xam mu tuuti moo xam mu bari li ñuy def te nit ñi sax duñ ko yëg moo ëpp fuuf ka li ñuy def nit ñi di ko yëg waaw loolu nag lépp li ko waral mooy ñun Kaolack lañ bëgg te Kaolack rek moo ñu ñor waaw. Cheikh Talla est-ce que politicien la wala au futur mi ngi xalaat doon homme politique. non pour l'instant nii nag man duma politicien waaw politique gu ma te tamit. fi may waxee ak yow nii daal gisaguma lu war a mën a tax ma ne man damay dugg ci politique parce que su ma waxee dëgg rek man damaa defar sama jikko ba ku ma gis bëgg a booloo ak man te dama gis ne am na yenn jikko yu nga xam ne dama koy dégg ci politique doyuma moo tax man mënuguma doon politicien li ma intéressé daal mooy ñi nga xamante ni que ñoom maa ngi ànd ak ñoom mooy waa poto bi ma koy waxaat seen jikko doy na ma. comme ñoom ni leen sama jikko doyee may ànd ak ñoom di doxal peut-être que ñoom ëllëg ñoom ñu conseillé ma ne ma bëgg nañ yow nga dem ci géewu politique bi peut-être que ñoom seen xalaat doy na ma dinaa ci dem mais pour l'instant nii maa ngi taxaw di dégloo rek waaw. ayca ñu gis tamit mairie bi ñu la ciy laaj ba xam Cheikh Talla bëgg na doon maire Kaolack ou pas. waaw maire Kaolack moom bañu ma ko doon parce que nit bu fekkee ne da nga ne Kaolack nga dëkk. Kaolack moo la ñor Kaolack nga bëgg soo nee bëgguma doon maire rek kon li ngay wax noonu dese na nekk ci yow ba ñu ma doon maire bu Kaolack mais nag loolu moom avec le temps mu ngi ñëw ñu ngi ci liggéey bu baax a baax. kon cela veut dire que yaa ngi séentu nekk homme politique. waaw parce que li ma la wax léegi rek laa ciy waxaat mënuguma décider gum dara mais fi nga xam ne fi laa tegaale sama tànk nii foofu laa nekkaale parce que man am na ñu bëree bëri ñoo xamante ni que ñu ngi ci sama ginnaaw te ñoom it seeni xalaat dama koy soxla donte ne sax man leen jiital mais nag. li ci suñu kanam daal rawti bët ñun daal ñu ngi liggéey en tout cas tamit waaw. ca Cheikh Talla ñu gis ne macha allah mbooloo maa ngi ci ginnaaw te tarkala ay jeunes nga regroupé ñu lay laaj comme si boo du loon jox ay conseils ana lan ngay conseils yi nga xamante ne ñooy jeune Kaolack waay. waaw jeune Kaolack waay moom li ma leen di conseillé mooy comme jeunes yi may àndal rek ñuy waa poto bi ci lu ñu nekk ay boor lañ ay booy lañ. dañuy teel a yow 8h ci suba bu 8h ci ngoon ñu ngi seen activité bopp fii ñu ngi fiy gis ñëpp am nañ métier ñëpp am nañ ay liggéey loo fi soxla rek boo ko laajoon fii léegi gis ku la tàllal loxo jeune Kaolack yëpp loolu laa leen conseillé ñun tuxuñu naanuñ nekkuñ ci benn affaire bu ñàkk fayda boo xam ne bu ñu ci suñ kilifa yi fekkee ñu rus waaw ñun ñëpp ñu ci baree bari sax seen kër yi ñoom ñoo ko gérer seen bopp waaw kon ba tax na jeunes yi moom loolu laa leen di conseillé rek képp koo xamante ni que tamit moom. bëgg nga tegewu ci yoon bu baax tamit nga dégg nga li ma wax noonu nga jëfee ko rek parce que am na yoo xamante ni moom boo ci nekkee bëgg a teg sa bopp ci yoon bu baax da ngay sonal sa bopp waa poto bi daal ñoom ni ñuy doxee neex na ma trop daal. comme boo ñëwee ci kër gi gis Cheikh Talla ni muy dundee ak waa këram ak ni muy dundee ak waa koñam ak entente bi mu am cela veut dire que dañ koo yar parce que moom nee na avant lépp jaar na fi nga xamante ne mooy daara bëggoon nañ nga leeraloon ñu tuuti rek ci sa enfance naka la déroulé. waaw man bi ma amee juróom-ñaari at laa jógee fii dem Touba nekk xale tumuranke parce que man coono rek ak lu métti rek laa xam parce que daanaka at yu bëree bëri def naa ko ci daara waaye dama bokkoon ci ñooñu nga xamante ni moom seen mbokk yi dañ leen yóbbu foofu rek pour jàng waaw daanaa feebar di wér daanaa mais mosuma daw tamit
sama activité yëpp nag ci daara ji laa ko doon def yàlla dogal nag teel naa tamit miin alxuraan am na téere yu bare bari yoo xamante ni que jàng naa ko moo tax man nii rek laa xam waaw. lu dëng Cheikh Talla nee na waxu ci dara sa dernier mot boo xamante ni rek mun nga koo wax mbokku Kaolack waay yi toog di la seetaan. waaw sama dernier mot moom mooy di nuyu Kaolack yëpp di leen xamal ne leen lépp loo xamante ni que gis nañ ko ci man te neexu leen nanu ma oo ñu waxtaan ci ak man parce que man doomu Kaolack laa su ma demoon fu mu mënta tamit dem nañu xam ne tamit Kaolack moo ma ko gënal samay activité rek laa fay dox bu jeexee ma ñibbisiwaat fépp fu mu mënta dem tamit bu mu fa guddee ñàkk lu ma indi moo ma teree fanaan si Kaolack mais lu mu guddi su ma amee lu ma gënal Kaolack laay fanaan si lépp lu ma amee ci bitti tamit yaa ngi dégg du ma ko fa bàyyi su ma amee lu ma gënal Kaolack laa koy indi ba ci lépp loo xamante ni que dama koy liggéey Kaolack laa ko njëkkee man Kaolack rek laa bëgg Kaolack rek moo ma ñor képp koo xamante ni tamit que doomu Kaolack nga tamit pare nañ pour ànd ak yow képp koo xamante ni que tamit doomu Kaolack nga ngay def dara fexeel ñu yëg ko buñ la joxul dara tamit dinañu jël suñu xalaat ñun ñu jox la ko bu fekkee ne tamit war nañ la jàppale dinañu jël ci suñu ay moyens ñu jox la ko parce que doomu Kaolack nga ñun doomu Kaolack lañ te Kaolack rek moo ñu ñor. ayca Cheikh Talla yan projet moo nekk ci avenir am. waaw projet yi nekk moom pour l'instant ni moom parce que pour ñu wax ci moom mu yaatu torop dafay xaw a métti ak ñun mais daal maa ngi ciy ànd ak sama gaay yi. mais ñamal ñu ci tuuti parce que xam nga nee nañ cin bu naree neex su baxee dafay xeeñ. waaw parce que li ngeen jot a gis nii rek moom nanu jàppale loolu. c'est que ñu ngi ci daal. waaw ñu ngi ci bu baax a baax daal xam naa avec le temps dinañ ci boo fi dellusiwaatee dinañ ci mën a waxtaan ak yow bu baax a baax. kon daal mun nañ njortu ne Cheikh Talla mi ngi suñ kaw. incha allah su ma sañoon li may wax rek laay wax. li ñuy demee di jëli artiste fële di ko indi Kaolack artistes yi nekk Kaolack li ñu war a def ñu def ko. di ci nuyuwaale sama tons boobu noonu Alé Mboup moom nga xamante ni Kaolack moom rek lañ bëgg sama gars yi nii moom rek lañ bëgg tamit waaw. di ko ci nuyuwaale daal bu baax a baax su ma sañoon daal képp koo xamante ni que doomu Kaolack nga te Kaolack nga dëkk te Kaolack rek moo la ñor ngay jëli artiste Dakar di ko indi fii jëlal doomu Kaolack yi ñu defal la comme li nga bëgg parce que tamit ñi ngay jëli fële da leen indi fii complexe bi moo fi nekk mais dàquñ leen ko. poto bi Cheikh bi mun nañ xam 45 quartiers yi nekk Kaolack est-ce que pare nañ ñoom ñëpp ñu dem doxi ko pour mu yaatu wala dafay yem ci benn quartier rek. non poto bi moom képp koo xamante ni que bokk nga ci. bëgg nga ci bokk tamit pare nañ pour ànd ak yow mais une condition parce que ñun du ñu def nii rek la ñuy def képp koo xam ne daal ñun pare nga pour bokk ak ñun suñu jikko pour ànd ak ñun suñu jikko pare nañ tamit pour ànd ak yow poto bi moom buñ waxuma la Kaolack mais mën nañ dem sax ba mu jéggi frontières yi parce que tamit lu baax la te ñi ci nekk tamit ñu baax lañ te lu baax rek la ñuy doxal kon lu baax loolu waruñ ko xañ ñeneen ñi. kon kañ lañ ko war a lancer mouvement poto bi. waaw poto bi moom ñu ngi koy lancer sax. parce que am na ñu bëree bëri ñoo xamante ni que ñu ngi koy dégg ñu ci bëree bëri ñu ngi ma ciy oo di ci waxtaan ak man ñu ci bëree bëri tamit bëgg nañ ci débat ak man mais nag ñii moom am nañ 1000 sens tey pour ma wax ci poto bi waaw ñun daal ñun daal moom ñu ngi ci activités yi daal ñu ngi ci activités yi daal bu baax a baax daal waaw. sëñ Babacar Mbacke mu kaburo waaw sëñ bi de moom sama xarit la lool sama sëriñ la tamit sama xarit la te man dama ko bëgg lool. parce que yàggul dem naa seeti ko mu wax boo xamante ni yombul rawatina te sëñ Babacar ñëpp xam nañ ni mu mel Kaolack wax na ba ma dégg ko ci biir waxam mu wax ne cofeel gi mu am ci man dafa raw diggante sëriñ ak taalibeem ba pare wax ne cofeel gi mu am ci man sëriñ Touba ak sëñ Moussa rek la koy seedaloo am na ku mu fa fekk ma koy nuyuwaale muy Touba laay moom it mu nekk ku baax mën a sonn ci Kaolack tamit moom Kaolack rek moo ko ñor maa ngi ko ci nuyuwaale bu baax a baax en face. mit ñu ngi koy tàllal suñu micro gannaaw bi mu nuyoo mbokk internet yi moom itamit ñu bëgg a xam ana yan tànk moom itamit la bëgg ci lii seen mouvement di bii di poto bi. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di la nuyu di nuyu président Talla moom li ñu àndeek moom mooy dëgg waaw parce que dund na lépp xam na lépp Kaolack. kenn mënu koo réer Kaolack ñun naka noonu mu jiital ñu nekk président ànd ak ay rak parce que même génération la parce que fii ñun ñëpp ñoo maase pour le moment par rapport ak say question maa ngi dégg léegi nga ne ko da nga pare pour politique non pareegul pour politique parce que
ñun ni ñu ànd ak moom ci condition yi nga xamante ni lañ ànd ak moom mooy yitte yi nga xamante ni mooy yitte Kaolack di doon doomu aadama yi peut-être yitte bu mu dégg mu doon farata dina jël li nga xamante ni personnellement ci poosam lay génnee def ko ci. en même temps maa ngi dégg léegi yaa ngi koy demander question naa ko daa am ku nekk sa ginnaaw bon kenn nekku ci ginnaaw ci ay BM la nekk ay BM lay jël di ko jox ñii di ñu ko jox di ko def fépp moom moo nekk parce que ñun it ànduñu ñoo moom ci naxante moo tax carrément mu ne la politique googul parce que li nekk ci politique mënugu ko nekkagu ci ndax du naxante. ayca yow en tant que jeune nga nekk ci biir mouvement bi ana ni ngeen di dundee parce que moom xëy na peut-être li muy nekk ak yéen du bëreewul noonu ana lan ngeen ñu mun a wax ci yéen ñi en tant que jeune. waaw bon par rapport ak sa question yaa ngi ne li muy nekk ak ñun bëriwul li muy nekk ak ñun bëri na trop parce que même si que bu dul fi milieu bi ñuy toog bu fa jaaree dina faral lu mu néew ne benn 10 minutes duñ toog journée booy dégguñ ko téléphone chaque instant ñoo ngi déggante ak moom téléphone chaque instant ñoo ngi communiquer ak moom ci lu mu nekk ñu yëg ko nag comme li muy wax li muy jëf muy nëbb moo ëpp li muy jëf muy feeñ. te li muy jëf muy nëbb moo ëpp solo fuuf li muy jëf muy feeñ ñoo ngi xam ci lu muy nekk moo ngi xam ci lu ñuy ne loolu la am. kon ana lan ngay ñaanal ki nga xamante ne moom mooy sa président. waaw kii ay ambition am yàlla na koy suñ borom def parce que am na ay ambition am na loo xamante ni dégmal na ko mu ngi ci génneegu ko nag mais mu ngi ci te comme li yaa ko wax léegi cin bu naree neex bu baxee xeeñ peut-être. moom moo nekk ci tànk yooyu la nekk li mu dégmal mu doon ay projet am tireegu ci dara sax peut-être ma ngi lancé pour décembre bi non décembre bi loolu pub la loo xamante ni dañ koy kale mais ay ambition weesu na foofu nee na la ASC pour kii mouvement Poté bi dina weesu jéggi frontière effectivement moom moo ne parce que duñ jiital kenn ci lu ko neex non te ñun ñoo gën a ndaw ci ñu nekk ci ginnaawam. am na yeneen kilifa yu nekk ci ginnaawam yaa ngi dégg léegi mu ngi tudd ay kilifa am na ñeneen ñu nekk ci ginnaawam yoo xamante ni li muy ànd ak moom te ñooñu parewuñ pour politique bu demoon ba nar a naxante ci politique wala nekk ci leneen ñooñu duñ ko jiital du nekk ci ginnaaw ñooñ du jëflante ak ñooñ du déggante ak ñooñ kon ci li mu nekk nii am na fu mu ko teg bu baax moo tax mu nekk ci. waaw mouvement Poté bi ci lim sosoo mooy dañoo nekkoon ci tànki safar ci Serigne Touba rek la ñuy dox barki Maam Cheikh Rafal billaahi wallaahi nekkuñ ci leneen lu du Serigne Touba ci loolu la ñu fekk see safar bëriwuñ ay tuut lañ mais safar lu métti Serigne bi dañuy dimbale ba dañuy matale lépp day mate barki Maam Cheikh Fall dañuy matale lépp safar ko yëg ko pare duñ dese dara jaayanteeg moom buñ paree li ñuy mbébét Serigne bi dañu ko defal Serigne bi dimbale nañu bu baax ndax ñoom ñii kenn xëyu ci ñaan kenn 100 francs Serigne bi da leen a dimbale lu ñu bëgg a faj. ci seen poosu bopp lañ koy fajee kon sëriñ bi dimbale nañu ci loolu la ñu fekk si nag moo tax ñu ànd ak moom naxante wuñ de barki Maam Cheikh Fall dañoo ànd ak moom ci tànki dëgg te moo ñu ko wax bu ngeen demee ba gis luy nuroog caaxaan ci man ba leen ma ngeen seeti keneen ma seeti keneen moo ñu ko wax te moom moo ne dañoo xamante ak moom nekkul ni ànd neex ñu xëy ànd ak moom nii de déedéet dañoo xamante ak moom dundandoo lépp Kaolack xam na lu bari Kaolack kon bu paree pour dindi fi lu bari wala am yitte def fi lu bari xam na fan lay jaar ak fan la ak naka la ndax gis na ko xam na fan la kon comme li nga xamante ni moom moo fi nekk mënoo fee xàmmee tijaan ak murit waaw loolu am na bu leneen amoon ci beneen tarixa ndax ñun comme li mu wax yaakaaruñ ko sëñ Babacar moom mi nga xamante ni moo fi teewal xalif bu joxee ndigalu mbale ma mbëri na waa ci ñuy bale di lañ bokk de dañuy bale ji kon mënoo xàmmee murit ak tijaan ci lépp li nga xamante ni ci àdduna la nekk doon Pastef li nga xamante ni ci sëriñ bi rek la waaw muy tijaan ak murit xaadir ak laay ñu ngi ci lépp daal ñun saa borom noonu la ñu bindee waaye ñun carrément duñ jëf ci li nga xamante ni mooy lenn la li nga xamante ni dañ cee nekk nit day dox nit buy dox day am njiit nit ku boo amul njiit doo xam foo jëm moo tax ngay wóolu ki ngay wóolu ba jébal ko sa bopp àdduna ak àllaaxira li ñu nekk nii mouvement la waaye bu ñu amul njiit kàddu yi day bari lool nit day wax fii nit wax fii te ay xale bu ñuy ànd pour ñu déggante day jafe
faaw ma am kuy wax ñeneen ñi déglu bañ demee ba xamante ni carrément loolu laaj na ko ñu doon ay xale yoo xamante ni comme li Talla wax ñëpp a ci nekk ñëpp a jàpp ci dara lu waay soxla woon boo leen fëggee ñu génnee ko kon faaw ñu jiite ko muy wax ñuy déglu boo waxee ñu déglu xool nan la ñuy doxalee day wax ñu déglu xool ñun nu ñuy doxalee te lépp lu ñu doxal mu fekk ñu ci moo tax ñu jiital ko day wax rek ñu jël noonu la ñuy àndee ak moom. waaw pour njariñ ambition boobu noonu carrément pour le moment moo tax ndax liñ naan lépp loo yëkkati rek lépp loo jublu lu nekk looy def na tàmbalee ci biir kër gi te dakaa tàmbalee ci biir kër gi waaw mate na nag ci biir kër gi yoon la mu génn. ami internet lii lañ leen indiloon tey fii nga xamante ne moom mooy kër Cheikh Talla Diouf nekk opérateur économique fii ci Kaolack.